bu mu nekkee dana ko war a faj sponsor fekkee bàyyi naa ko tam waaye dépense xale bi bay force dana ko teg man loolu rek laa xam si affaire bi. waaj bi amul yërmante moo tax su fekkee am na yërmante moom du def loolu ku bugg a xorma sa koro bi amu nga mag yi moo tax si sëy bi waaw balaa boo sëy bi takkawuloo si mbedd bi de si juma bi leen ko takk soo buggee tàggoo si jabaram nga wax ko si sa kilifa yi nga yokk si leetar moom mu dem ngoram mu ne léegi ak sa doom léegi man bukaatuma ko léegi moom mu wutale benn jëkkër man tam ma wutal beneen góor waaw nga jege rek bàyyi ko si jabaram sa baay mu yekkuloo dara góor yi yekkuloo dara nga bindi leetar bi jokko si xaritam ñëw jokko si xale yi dem si jokko si jabaram boobu kay xorma amul fa dama ko alabasi soo bëggee joxul état bi jox ko jiitkat bi ñu indi ko baayam sa jabar nii la sa doom bi nii la def léegi tàggoo naa moom leetar baa ngi nga yóbbu ko ci baayam loolu moo war a jaadu wala war la ko jox jigéen bi xale bi war la ko def soo ko defee loolu boobu yabaati ko xale bu góor bi moo fay naar bi xoromam ndax comme bi mu buggee xale bu jigéen bi par exemple dafa demoon ba si ay kilifaam ñaan ñu may ko ci njëkk a teraanga su demee ba am lu ko naxari ci moom naritoon baat wala su fekkee moom comme nekku fi tamit am na ay kilifa na leen téléphone ebal leen wala mu seet naka la mën a jokkoo gaa yi ne pour wax leen ne kii nga yéen a ma ko mayoon fase naa ko maanaam sëy dafa nekk lu garaaw dafa nekk lu garaaw man nii wax ak yow nii dund naa lu mel noonu because man dama takk suma ñaari jabar moom laa takk suma pérési ne buñul ko ma fexe ba takk xale bi am naa moom 5 child. من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
magadan bakaw denen den nan tawara wanda assalamu alaikum Gambia man numa len wala marana jallo am ngeen dama ko jël waxon na len du nek bi nak dama ko jël wa na len de len nan tabara warga mané man ay awra ga tabara ñu delu ci wat bi ci dekk bi ñu ne yeen soppe yi ñi nek Mirgama ñi nek Tanje ñi nek Lamen ñi nek Serekunda is ayen ñi nek fi ci Bakote bu len janni nak seen wa empty paquet tabara warga di fans bu nek mu jappale la ngir sa timbi mëna won fuul jesi tabara warga moko yor awan abiw man sa timul Mariama Jallo la nek akol ki pala won Discover the smiling coast of Africa. You're watching the Gambia Radio and Television Services, and it's time now for the news at 8 with me, Abubakar Dabo. We begin with the headlines. The Minister of Environment, Parks and Wildlife inspects some parts of the North Bank and Lower River regions to find out what happens on the ground during the National Cleaning Days. Officials of the Sector Competitiveness and Export Diversification Project looked at ways and means of redirecting and reorienting business for the next 2 years. Syrian opposition leaders disappointed with U.S. President following Barack Obama's decision to seek congressional approval before striking Syria. And the domino effect of the Syrian crisis looms large as the international community waits in calm anticipation for a military showdown in Damascus. These and other stories coming ahead this half hour. And we welcome you to the news once again. Lamin B. Jate, principal of Gambia Senior Secondary School, has written a letter of appreciation to the President, His Excellency Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya A.J.J. Jammeh, and the message reads: we will continue to thank the Almighty Allah for giving us a wise and visionary leader endowed with personalities characterized by efficiency, honesty, integrity, and discipline. I would also like to thank you, Your Excellency, for accepting those godly values that the Almighty Allah has granted you and executed them to the letter. Sir, it is undisputed fact that your leadership has not only emancipated Gambians, but has brought laurels that made us a proud nation. These gifts, that is laptops, will place the Gambians on a more solid path for development. The world today is a digital world, thus no development can take place without the use of computers. Their use will make us more dignified and confident in our work. We are very grateful and pray so that we continue to benefit